ñoo teewoon waxtaan wi nag pour jokkook askan wi ak gën a leeral yenn ci xew-xewu jamono ndax ab réew boo ci nekkee bokk ci ñi yàlla nattu jox la cër ngay wax ñu lay dégg waaye yemul foofu rek yàlla nattu la ci ñoo xam ne saa suñu waxee wax ji jur débat national defe naa day jaadu léeg-léeg nga taxaw jàkkaarloog askan wi waxtaan ak ñoom leeral leen dalal seen xel waxtaan ak soppe yi waaye waxtaan ak bépp sénégalais waaye waxtaan ak ñi nekkul sax sénégalais te dañu suivre saa su nekk waxtaan bi nag ci ñaari pàcc lañ koy def ba ci njëkk mooy wax ji jib temps yi ñu jëmale ko ci li nga xam ne mooy dox tànku jàmm ci réew mi rawatina ci langue politique bi ñu am luñ ci wax barkaati démb muy suñu taxawaayu bopp ak suñu sañ-sañu bopp ma leeralaat ko feddali ko waxuma ci turub kuréel su ma waxee kuréel nag waxuma parti gi ma bokk muy Pastef ndax am naa sañ-sañu wax ci turu Pastef waaye dama bëgg wax ni waxuma ci turu coalition bi ñu bokkal yépp muy Yewwi Askan Wi coalition boobu dina fësal lan mooy position ci mbir moomu defe naa ci loo xam ne yàggatul dama wax ci sama turu bopp ak sama turu kuréel donte li may wax nag mënul waroo torop ak li nga xam ne moom la coalition bi di wax walla moom lay xalaat ma wax ko fi ma ko waxee wax ko it ni ma ko waxee yàlla may ñu it lañ ca bëggoon am nañ ko ci ndax andi na li tubaab di wax débat national ubbi na bëtu sénégalais yépp ci mbir mi ndax balaa ñu ciy àdduna laata ma ciy àddu man mii defe naa ñi xamoon la jëm ci wax jooju bariwut wala bu ñu ko xamee it joxuñu ko woon boobu solo kon ñuy sant yàlla la taxoon ñu wax ko nag mooy jàpp nañ ni dafa jot ñu wax ci taxawaay tey bii nag damay wax ni sama kàddu jëmalewuma ko ci ñu am péete ba noppi parce que Sénégal dafa am nu mu bindoo dafa am ñoo xam ne dañoo féete far te seen droit la ak motivation bu tax ñu far fa ñu far ñooñu mënoo wax ba mu dugg seen nopp ñooñu waxuma ak ñoom sama wax jëmalewuma ko ci ñi nga xam ne loo yëkkati jàpp nañ ñi ñoo ko gën a xam ñépp te doo leen gis mukk nag xeex taxaw ba ñu xeex waaye ñoo xam lépp ñooñu waxuma ak ñoom sama wax jëmalewuma ko it ñoo xam ne saa suñu yëkkatee dara lañ cay séenu ci suuf ak lañ la leen ciy jox moo tax ñu yëkkati ko ñooñu taxuñu maa wax ñii ma lim ñépp nag yàlla def na as toq la ci Sénégal minorité la boo xam ne lu tuuti la ndax Sénégal léeg-léeg dara am fi ñenn ñi rek ñoo koy yor nekk ci rajo yi ci télé yi di mbër mbëri ba nga foog ni Sénégal a ngi tas waaye boo génnoon léegi dugg ci askan wi
xam ne loolu ñu toog foofu di ko wax ak li ne ci askan wi sore naw ak wuute na. ñi nga xam ne lii moo leen di dundal yàkkam yu tuyuñ lu dul ñëwee Sonko wax na pour ñu tëpp nag ñii di bind ñii di wax ñii di tërërëri ñooñu tax ñu may wax. ñi tax may wax mooy askan wi yow askan wi yow laay waxal ndax yaa ma ñor yow askan wi nga xam ne la ci ëpp ci yow amul péete lu dul di xool fu dëgg ne nga taxaw fa yow laa waxal yow askan wi nga xam ni doonte ñoom ña nga yor seeni télé yor seeni rajo yor seeni journal bés bu ne ñu fexe nu ñuy lëbëtee sa xel ci ay wax yoo xam ne lalawul ci dëgg te teewut nag la nga xam yaa ngi ko xam fa nga jàpp yaa ngi fa jàpp yow askan boobu laay waxal yow transporteur bi chauffeur de taxi bi yow mi ne gare routière yow étudiant bi yow fonctionnaire bi toog bureau di liggéey mu xam ci privé moo xam ci public yow enseignant bi yow mareyeur bi yow sëriñ bi yow kilifa diine gi yow sëriñu daara gi yow sëriñu jàngu bi bépp xeetu sénégalais ak foo bokk boo ci génnee minorité bi nga xam ne ñoo ŋànk Sénégal di wax suba ak ngoon guddeeg bëccëg yow moomu laay waxal di waxtaan goo xam ne dama bëgg ñu waxtaan ko te mu lalu ci dëgg dong nag ndax dañoo wax violence dañoo wax fitna dañoo wax kuy jóg di dal ca moroomam te amul benn lay bu mu mën a lay ba tax mu def ko dañoo wax borom yat wuy dóore loolu la ñuy wax violence ñu bëgg nag suñuy wax lu mel noonu keroog dama wax ab baat defe na am na ñu mu naqari waaye saaga tax mu ci woon jóg xasti tax mu ci woon jóg waaye ki nga xam ne day gis dëgg mu ne fang mu xam ne lii dëgg la mu dëgg ci tànkam fatt ay bëtam ne duma ko xool kooku nan lañ koy tuddee kon Sénégal dafa di réew moo xam ne wax fi dëgg dafa jafe ndax saa yoo ko waxee ñu ne daf ñoo saaga yàlla ci boppam ci téere bi wax na ne ñii duñu waxkatu dëgg soo koy wax soo ko doon tekki sax ci làkk bañ ko waxee dafa ne ñii ay fenkat lañu yàlla wax na ko ci téere bi te yàlla ñu gën a ëpp moo ñu ëpp sutura moo ñu ëpp yar yàlla xool na ay nit ne ñii ay naafeq lañu li tax mu wax ko mooy loolu ñu doon def rek wëlbati kon suñu waxee saaga taxul ñu jóg walla xaste waaye Sénégal dafa am ñoo xam ne dañuy gis dëng bu ne fang seen intérêt taxaw walla ragal walla ñu fàtt seen bët ci dëgg boobu ba pare bëgg a wax safaan wi loolu nag moo fiy jeex te soo leen nee déddu noonu benn dictature la ñu bëgg a imposer nit ñi ba kenn dootul ñeme wax saa soo nee lii nga wax demewul noonu rek ay wax wër ci télé rajo yi nii la mel nitu fitna la nitu fitna mooy kan ñun suñu parti 2015 dañu am récépissé 2015 dinaa leen limal tey 2015 ba tey jii lan la ñu daj ñun ci violence 2015 dañu am suñu récépissé 2016 29 août 2016 violence commencé parce que suñuy wax violence suñuy wax fitna dafa bëri forme fitna du rek jël aw yat di dóor nit waaye fitna saaga nit mi ngi ci fitna xoqatal nit parce que yor nga état yor nga administration yor nga justice mi ngi ci fitna fay ay médias ñu nekk ci deru nit suba ngoon mi ngi ci kon fitna dafa bëri forme kon 29 août 2016 la fitna bi commencé yéen ñëpp fekk ngeen bi Macky Sall di jël ab décret ne dàq na ma fa ma doon liggéeyee
te dara waralu ko lu dul nee naa samp naa sama ndënd opposant la d'accord maag moom amul leneen. duñ la musa ne Ousmane Sonko sàcc na te nekkoon naa foo xam ne su ma bëggoon mun naa am lu ne yàgg naa leen wax ku mun a génne benn preuve ni mus naa jël fukki dërëm ci impôt kenn ku ko mën a génne rek na wax. duñ la ne Ousmane Sonko daan na tardé duñ la ne Ousmane Sonko daanul liggéey fa mu mus a liggéey maa fa ëpp performance te ñëpp impôt xam nañ milliards yi milliards dugal naa ko ci keesu état te musuma encaissé fukki dërëm. kon kooku constitution may ko sañ-sañ mu ne damay dugg ci politique waaye ànduma ak Macky Sall damay samp sama parti nga ne loolu duma ko dégg ba xëy lu mu jàng loo xam ne jàngam ak ndimbale ay waajuram ñoo ko permettre mu jaar fi mu jaar ba def concours bu difficile ba liggéey nga xëy jël sa décret daa jël sa avion ne mes dem Kenya ne dàq naa ko liggéeyam ci anam goo xam ne bañ nga sax ay avocat am teewe fu ñu ko waroon dégloo yéen ñëpp yéen a ngi fàttali ku li xawoon fii Point E andi alkaat yi barricade Point E yëpp ne benn avocat rek laa am droit beneen avocat du dugg ba bés boobu audition amul loolu du violence ab père de famille yor njabootam di soutien de famille tooñul sàccul fenul reyul nga xëy ne dàq naa ko parce que àndul ak man te boobu jamono ñaata inspecteur des impôts ñoo ànd ak moom naan Macky Sall moo gën a rafet te ñu ci bëri suñu leen càmbaroon tey musiba am loolu du violence. ñu doxati le 6 octobre 2018 ñu organiser suñu meeting Kër Massar doon dëgmal élection présidentielle pare meeting ba. ki nga xam ne moo yoroon organisation meeting bi jóge ci meeting bi dugg këram à côté ñu fekk ko fa rey ko ci anam goo xam ne kenn mënu la wax nu mu demee muy soxna Mariama Sagna ba tey jii enquête ubbiwuñu ko ba tey jii mënuñu la wax ku def lu ñaaw loolu li gën a garaaw mooy lenn ci seeni responsable taxaw wax lu ñaaw a ñaaw ci moom ci jamono jooju nga xam ne ñu ngi ci naqar loolu ban violence moo ko gën a rëy nañ ma ko wax. ba tey jii moomu soxna Mariama Sagna ñetti bant yi mu fi bàyyi ñun ñii ñooy fay seeni njàng ñoo leen di toppatoo lu ñu mun ñoo koy def. est-ce que mos ngeen dégg Macky Sall mu condamné violence? est-ce que mos ngeen gis ay samba mboyam dal ci ñun mu génn ne condamné naa ko? mosul am. doo ko mos a dégg parce que moo leen yebal. léegi ñoom ñëpp dem nañu ba waxkat yi bindkat yi saagakat yi dóorekat yi ñëpp jàpp nañ ne pour nga am code ci Macky Sall saagal Ousmane Sonko wala nga dóor ko soo demee mu wala félicité la encouragé la. ñu toogaat tuuti ñu attaqué suñuy militant Ziguinchor dem ba dugg sama kër waayjur dem di fa nangu ay fiche de parrainage. loolu octobre 2018 ba tey la diggante bi ñuy faat Mariama Sagna ak bi ñuy def loolu daanaka juróomi fan moo ci dox. loolu du violence. ñu doxati tuuti le 23 janvier yéen a ngi fàttali ko ñu ngi woon ci campagne électorale bi avant ñuy dugg ci ab campagne électorale bi bu mu desee ay 10 jours la ñu ñëw suñu siège bi nekkoon Yoff fii yónni fa ay samba boy guddi kii nga xam ne tey mooy xëccoo mairie Dakar de dafa bëgg a nekk mairie Dakar te di ministre yónni fa ay samba boy ñu dugg ci biir toj ordinateur yi toj bagage yi fa nekk gaañ xale yi fa nekkoon ñu déposé plainte fii gendarmerie Foire gendarme yi identifié ñi ko def waaye ñu leen teg leen mbir mi ci suuf ba tey jii fa la mbir mi jaare noonu. loolu du violence ñu subir ko. ñu doxati tuuti Ndar
le 4 février daanaka ñaari fan après coalition bi moom Goro président organisé benn attaque contre suñuy militants fële ca Ndar ñu gaañ fa ñu bëree bëri ñi ñu damm seen loxo ñi ñu damm seen tànk ba tey jii déposé nañu plainte def nañu lépp fa la jaare tàbbi géej. loolu du violence. Le 10 février toujours ci campagne bi ñu organiser ab piège bi ñu demee bi ma demee Mbour di campagne ñu organiser ne du ma dugg tefes daal di jël ay oto baare foofu jël ay samba mbooy ñu ñëw attaqué sama convoi loolu violence la. ñu jógee foofu ci même bés ba war a fanaani Fatick ba ñuy dugg Fatick lañ ñu fa attaqué dóor ci ñu bëree bëri gaañ ci ñu bëri ba tey jii am nañ kenn koo xam ne au moins weer bu ne dinañ ko andi Dakaaru pour ay rééducation yu muy def ci ay tànkam loolu mi ngi fi yàggu fi loolu du ay violence contre Pastef. Le 18 février 2019 Mountaga Sy DG APIX daal di recruter ay Samba Boy ba may romb ay relaaw ñu attaqué ñu sànni xeer créé fa problème boo xam ne kenn xamul nu mu toll. loolu it li may wax ni yëpp nag ku dugg Google tapé léegi gis ko ndax internet au moins comme censure bi bëri na fii comme censure bi bëri na ci dëkk bi waaye internet moom au moins mën nañu am lenn ci seeni média de mais internet bi kenn moomu ko moo tax suñu jógee naan xale yi dañuy saaga ci internet bi xale yi déedéet violence bi ñuy daj ñun ci média yu bëree bëri ci réew mi violence boobu moo gën a fort fuuf réponse yi nga xam ne moom la xale yi di am encouragé wu ma ko facilité ma ko waaye outil boobu la ñu am xool leen télé yi xool leen rajo yi lundi ba dimanche am Ousmane Sonko andi Ousmane Sonko ku ga dàq mën a saaga Ousmane Sonko rek la ñuy tàllal micro ne ko demal saaga loolu moo fi xew kon te li may wax ni Sénégalais nañ ci bàyyi xel nag dañuy suivre rek parce que fii kenn gumbaatu fi ku foog ni jël ay milliards jox ko ay patron de média am na média yu baax am na média yu jub la ëpp ci journalistes yi ñu ngay def seen liggéey correctement waaye xam nañu système bi nu muy fonctionner ku foog ni nag noonu nga mën a régler problème bi da ngay nax sa bopp jamono ji jamono clic la ñun sonn ñu ci te plus ñuy wax plus barke bi di yokk plus bayre bi di yokk ñu ngi sant yàlla ndax su doon looloy détruire nit détruire nañ ma bu yàgg dañuy wax fii ci campagne bi balaa ñuy dugg campagne bi naan ay russe ko jox xaalis ay xam nga ay société britannique moo ko jox ay milliards ak lu ne ñu wax ko fi sos yooyu yëpp yàqaluñu dara ñoo ngi dox suñu dox dictature bi ñu bëgg a imposer fii defe naa dina jafe de ci ñoom ñu ñëwaat ma tëb yu bëree bi ñu ñëw ci 2021 bi mois de mars 2021 mois de mars ci ay tappale ak ay caaxaan ay complot moom Macky Sall mënoon na ko arrêté waaye wax na ñëpp ni jekku naa ko loolu la gëmoon je le tiens fi mu mujjee ci moom xam na ko ñu def seeni tappale citoyen bu jógee këram war a dem tribunal yow am nga sañ-sañ ne ko yoon bii ngay jaar forcé te defaat nañ ko barki dem ku ñu convoqué kay suñu la nee 9h fexeel ba 9h fekk la fa est-ce que day xëy 6h du matin dem Pikine dem Guédiawaye doog a ñëw loolu yor sa yoon newu ci ñu créé fi ay violence yoo xam ne gaañ na nit ñu bëri loolu ci xeetu violence yi la diggante février ba mars yéen ñëpp gis ngeen ni ñu defoon sama kër char de combat fii char de combat fële mu mel ni Hitler la ñuy surveiller amoo sañ-sañu génn traumatiser sa famille traumatiser sa waa kër say doom su ñuy génn di jàngi sax dañuy tiit loolu lan moo ko ëpp ci xeetu violence ñu ñëw daal di utiliser violence aveugle
ñëpp gis nañu Macky Sall dem recruter ay Samba Boy siège APR lañu newoon ak siège PS vidéo yaa ngi fi ñëpp gis nañ ko jox leen ay fetal ñu génn di tiire ci xale yi ba fukk ak ñeenti bakkan rot ci lan moo ëpp loolu ci violence loolu du violence loolu du fitna loolu du loraange bu ñu teg nit ñi. Macky Sall mooy le président le plus violent bi Sénégal musa am fukki bakkan ak ñeent rot na ci ñaata nit ci blessé bi ñu paree ba léegi bañ na ne du recevoir mbokki ñi seen bakkan rot bañ na ne du leen indemniser ña ca gaañu ñun ñii ñoo leen di faj ba tey dañoo jël ab kër fii Wakaam dugal leen foofu di leen faj ñii ñi ngi ci rééducation ñii ñi ngi ci ay situation yu métti ñii dañoo tétraplégique weer wu nekk nañ ci def lu mu tuuti million ak genn wàll ci di leen faj Macky Sall ne yoonam new ci du leen recevoir du recevoir seen i mbokk du indemniser ñi seen bakkan faatu mais loolu lan moo ko gën a rëy ci violence te pourtant bi ñu ne ab militantam faat nañ ko ci loo xam ne du violence bu ñu xam politique assassinat la dafa dem indemniser même ñi mu àndal ñi ñu dàqoon assemblée bi mu nekkee nguur dafa ñëm indemniser leen ñii seen bakkan rot mu ne du ci joxe fukki dërëm te du recevoir seen waajur loolu est-ce que am na lu ko ëpp ci violence est-ce que am na kon chaque jour nag ñuy dund ak ñoom loolu saa soo génnee coggal ñoo ngi lay topp foo dugg ñu ngi lay espionner sa kër dañ koy surveiller sa njaboot dañ koy surveiller say doom dañ koy surveiller loolu du violence essayer am une torture psychologique sur les gens te ci nguuru Macky Sall la xewee le 25 juin 2021 yéen ñëpp seetaan ngeen fii bañ may attaqué assemblée nationale député ñëw di def sa liggéey ñu attaqué la ci loo xam ne dañ koo yàgg a waajal ñu yàgg ñu koo yégal moo tax bi mu amee ci ko def defe naa dootu ko def wala maraakisam fekkewu ko lu ñu yàgg a waajal bi mu amee da koo félicité moom parce que yëpp xale yooyu lay def nit kuñ ne kii saaga na Sonko wala kii mu dugal ko ci avion photo ak moom président de la république lan moo gën a violent loolu nañ ma ko wax ak yeneen yoo xam ne 31 octobre bii weesu wala 15 octobre gis ngeen ba ñu may attaqué Ziguinchor te ki ko def moo ko may fit ndax moo dajale ay ndawam mooy yenn ndaw yi ngay gis rek mu caamuc yooyu nekk ci télé yi di wax ne leen kii seen masse yéen a war a xeex ak moom yéen a koy attaqué parce que ñoom lu ñu def ak lu ñu reñoo ñu yëg ko moo tax nga gis ñenn ñi di jaay fit ñaari fan ñett yu ne ñu ne ci télé bi di saaga seen wax yépp nag saaga la amul leneen moom Macky Sall moo leen ngemb moo leen may fit waay su ma demee sama dëkk waa UNACOIS invité ma ñu war a waxtaan ci économie locale bi nit nekk fii du ma fi dugg ba tax nga dem yenn sa gàngoor ñëw di ñu attaqué est-ce que dégg ngeen Macky Sall condamné violence yooyu mus ngeen ko dégg mu ne je condamne l'attaque qui a été perpétrée contre Ousmane Sonko à tel endroit kan moo ko fi mus a dégg musul am su paree taxaw ne parce que moom xam nga luy suñu différence man lu may def dama koy assumer man du ma bii kër du ma ay nit ne leen dem leen saagal ma dem leen dóoral ma taxawee ne loolu mooy suñu wute su ma bëggoon dóor ñëpp dinañ xam ni may dóor waaye man du ma dóor kat du ma saaga kat yarewuñ ma ci loolu xamuma loolu moo tax suñu papa yeeg suñu yaay yéen laay waxal ndax léeg-léeg nga dégg ñu naan waaw diw dafa yaroog nangam gis nga diw dañ koy natt ci ay jëfam duñ ko natt si suy wax ndax day wax waxu ku sedd ak
waxu kàkkataar ak déedéet jëf la ñuy natt. attaque boobu am na 15 octobre 31 octobre ñu delloowaat attaque ba tey ca Ziguinchor loolu noo ko mën a tuddee su ma ci yokkee nag jàpp yi ñuy jàpp ci loo xam ne amul benn fondement te saa suñu jàppee nag njëkk nañu génne alkaati yi ba ay nit gaañu ci te lii ma wax mooy li nga xam ne concerné na Pastef kese nee naa violence verbale yi du ma ci wax te nag moo gën a mën a yee fitna parce que fii ku nekk da nga am njaboot am na yoo xam ne mënoon nañ ko régler neneen waaye ñun ñoo toppul yoon boobu téye nit ñi toog xam ni foo xam ne yonent yi mucc ñu ci nit ñu baax ñi mucc ñu ci ñun mënuñ cee mucc li ma wax keroog nag tànk mi ngi ci ay saaga wax ju ñaaw loolu tàkk day dem waaye nag yëkkati ay yat ak ay ngànnaay dem dóor ay nit keroog Ziguinchor suñu gaawuloon am na benn xale boo xam ne fii ci baat bi lañ ko jam paaka deret bi naan faj foo toll mu yegg fa kooku mënoon na ngaccu ba jeex tàkk suñu gaawuloon loolu barki démb la. ana justice su Sénégal ana procureur ana police ana gendarmerie li gën a garaaw mooy suñuy def yu mel nii keroog bi ñuy attaqué Ziguinchor police nga fa dañ leen woo ñu ñëw fële la ñu taxaw ci kaw tali bi egsi wuñu waaye bi ñu delluwaatee waajal ko waa ji song ñu duma ko duma yu métti woo na police mu ñëw doyul mu woo gendarmerie mu ñëw doyul ñu woo armée ñu ñëw ak seeni mété loolu yéen ñëpp gis ngeen ko 2 poids 2 mesures boobu pour lan kon fii benn violence moo fi am mooy violence d'État te yemul ci loola dama ne lii mooy li nga xam ne moo ñu concerné ñun waaye 23 mars bañ fiy condamné Karim Wade ci loo xam ne man dama teel a wax ni lii du justice ñëpp daal sama kaw may leen lii règlement de compte politique la du justice fan la mujje CREI yi fan la mujje liste bi mu taxawaloon du am na ci ñoo xam ne tey ñi nga conseil des ministres toog ànd ak Macky Sall kon loolu du justice bu ñu nax sénégalais yi xam nañu sénégalais ñu am soif de justice mais dañ leen di nax di utiliser ay leviers judiciaires pour régler des comptes politiques yeneen injustice yi gis neen li ñu fi def Khalifa Ababacar Sall ñépp a ko gis te ñépp xam nañu jaaduwut dara tax ko woon jóg lu dul briser un homme yàq ko tere ko mun a poursuivre sa carrière politique ñépp toog di seetaan loolu yàggul moom it ak yeneen yoo xam ne ñaata yoon lañ fi jàpp activistes yi parce que dañu war a def marche parce que dañu def benn post ci Facebook nga jàpp leen pamti leen rëpp ci kaso bi boobu jamono ñii nga xam ne dañoo randal alalu réew mi ay rapport am Cour des comptes OFNAC leen nga téye leen làq leen sa gannaaw loolu du violence parce que première violence mooy injustice ku ànd ak man lu la neex def ku àndul ak man boo deful sax ma fenkal la loo def loolu mooy injustice te loolu mooy première source de violence liste bi gudd na te dinañ ko publier waaye li ma doon bañ rek mooy mu jël conférence bi yépp ma laaj nag bi ma waxee lii ba noppi ma laaj est-ce que fii ci salle bi est-ce que ci Sénégal ba mu daj kenn mun na génne benn acte de violence boo xam ne dafa jóge ci ñun dem ci ñoom dañ ma ko génneel kan moomu mun a ne mus na gis waa Pastef wala waa opposition dal ci kaw waa kër Macky Sall fekk leen ñuy meeting ñu dal seen kaw wala fekk leen ñuy def seen karawaat ñu dal seen kaw wala kan moo ko fi mun a génne amul te du mus a am kon lan moo andi wax ji yépp
imma ñeme na nit ñi ñeme na li ñuy def dañuy dem jàpp ci loxo Macky Sall ne ko yow yaa nekkul ci dëgg yar bi nga yor di dóor nit ñi teg ko ci suuf suñ ko ñemewul nag nañu dem toog bàyyi nit ñi ñu régler seen problème parce que tamit ñun ñëpp ay jullit lañu alquran bi ñu gëm moom ci boppam lan la ñu sant bu dee ñaari nit ñaari groupe tongoo nañu bu dee ñaari groupe tongoo nañu sama alwa soriwul nag sama sëriñ sama xarit sëñ al amin si li may wax peut-être moom ma ko gën a xam waaye alxuraan da ko wax ci sourate Hujurat bu dee ñaari groupe tongoo nañu verset 9 na ngeen essayer da fetal seen diggante waaye nag bu amee benn groupe bu beew bañ continuer moom ci tooñ bi ak ci dóore bi yéen ñëpp na ngeen ànd xeex ak moom ba xelam dellu ngeen doog a rafetalaat diggante bi yàlla moo ñu gën a màndu yàlla moo ñu gën a màndu nit ñi dañoo ragal Macky Sall wala lan yàlla xam na ni lii fi am yëpp su doon am na benn bu jógee ci opposition benn bu jógee ci Ousmane Sonko kon dootuma xaj ci dëkk bi dootuma fi xaj mais lan moo waral nag Sénégal bu nit yoree nguur lu ko neex mu def te kenn du ko wax ba pare ne waa opposition banque leen seen yoxo rek te toog muñ lan moo waral ñu jàpp ni fii Afrique rawatina Sénégal ku nekk opposition rek yow da nga war a nekk benn souffre-douleur mooy dañ ñu sax soo ne opposant la ah waajal di nga dem kaso lan moo ko waral pourquoi xanaa tubaab bi ñoo ñu gën a bëgg seen bopp tubaab nit mën a opposer subaak ngoon et cetera mu am ay règles démocratiques te kenn du toog naan kii dañ ko war a tëj kaso Sénégal boo nee opposant la rek li ñuy njëkk a xalaat ah mbaa waajal nga sa bopp ah dinañ la dóor de ah dinañ la yóbbu kaso de pourquoi opposition crime la wala lan la nañ ma wax ci ban charte réew mi lañ ne opposition crime la ba kuy opposer rek da nga war a dem kaso wala kuy opposer rek da nga war a toog ñu lay dóor subaak ngoon parce que waa ji moo yor nguur fan lañ ko bind ci réew mi loolu nag dina fi dañ ci nii wala ci nële dina fi dañ wax naa ko léegi Macky Sall ci la ñu am ci président moo ci gën a violent moo ci ëpp fitna ndax li ma cité nii amu ci benn nguur bu mu am gisaguma ko fi moom ci juróom ñetti at li lépp def na ko fi te su ma compté woon cité boo matul 15 minutes encore ñi ngi fi may cité loolu ngir ndax lan te li gën a garaaw nag nit ñee koy nax ay nit a taxaw naan waa ji c'est un grand stratège politique nga stratège politique mooy ñoom Mahathir mooy jox nañ la réew def nga ñaari mandat réew ma soppeeku na nit ñi seen jafe-jafe wàññeeku na réew mi tegu na ci développement loolu mooy stratège politique waaye stratégie politique boo xam ne njuuj njaaj rek pour liquider adversaire moo am des pseudo analystes yoo xam ne soo leen gisee ci télé yi Macky est une bête politique bête woy ñoo xam nañ ko tuddee nañu bàyyi nax suñu bopp ñeneen ñi gënuñu ñu ñeneen ñi mën a taxawal démocratie ñu am des règles de jeu transparentes nit ñi di compétir ci ni mu gën a rafetee li tax ñu gën ñu sénégalais bu jógee fii dem dund Italie wala Allemagne wala États-Unis wala feneen yàgg fa mujj faa am nationalité da ngay gis règles yooyu nangu ko pourquoi suñu nekkee fii ñun suñu biir ñu bañ ko loolu ñàkk sa bëgg sa bopp weesuwul loolu Macky Sall doonul réew mi te gënul kenn fi ci fépp fu ñuy nattee nag ngëneel gënu fi kenn kon loolu il faut mu jeex may wax nag ni ñun duñu nitu fitna suñ doon nitu fitna keroog ci mois de mars bi xam ngeen ni kon heure bi demee na neneen ndax moom bu muy dem làqatu ci rolalam ñemeetul génn kilifa yi biñ ñu nee lii lañ leen sant defee nañ ko noonu nitu fitna du def loolu dañuy dégg dafa fekk ñu nekk ñu njëkk a mën a jàmmarloog Macky Sall ak ay injustice am ndax def na ko ñeneen ak ñeneen peut-être conditions yi dajewul woon pour ñooñu mën a jàmmarloog moom
te loolu duñ ci teggi suñu tànk tey, duñ ci teggi suñu tànk ëllëg. dama koy wax mu leer nañ, duñu dóor kenn du ko mës a gis, duñu xas kenn, duñu yebal kenn fenn, waaye dootuñu nangu ku yor ay gànnaayam di ñu dóor. wax ko mu leer nañ. mu des nag léegi ñaar ba ñett ci ay wax yu ñuy dégg, ma bëgg yow askan wi laay waxal ma leeral ko. léeg-léeg ñu ne waaw moom li mu wax respecté wul marabu yi, respecté wul kilifa diine yi. su doon ñi respecté wul kilifa diine yëpp ni man la ñu mel, kon de léegi ñàkk respecté kilifa diine jeex ci réew mi. waaye nag dinaa wax lenn tey mu leer. toll nañu ci réew muy foo xam ne bu dee boo génnee taxaw ñëpp daw si, boo waxee ñëpp déglu, ay junni di topp la ànd ak yow yaakaar ci la ngay def. man soxlawuma intermédiaire sama diggante ak kilifa diine yi, parce que loolu moo fi am. ku nekk day jóg taxaw ne moom mi ngi wax ci turu kilifa diine yi. bu ma kilifa diine soxlawee su ma woowee ma taal sa moto wuy ji ko, bu ma yónnee ndaw ma déglu ko. man bu ma ko soxlee dinaa yónnee demander audience, bu ma ko mayee ma taal sa moto dem wax ak moom. waaye man maay wax ci turu kilifa diine, bis bu ne nga gis ko nit su bëggee def dara ne dajal nañ kilifa diine yëpp wax nañoo ak ñoom, bu ko defee ku ne man lii ànduma ci ñu ne dafa waroog kilifa diine yi. loolu man kenn du ma ci dugal de. jàpp leen ñi fi ñu toll ci réew mi, keroog ba ñu tollee fi ñu toll réew mi mel ni mu mel, kilifa diine yi dañoo yebal ci ñun ñu toog déglu leen, ñu ñaan ñu li ñuy ñaan ñu nangu ko. jàpp naa ne diggante bi noonu la war a demee. muy benn. ñaareel bi, léeg-léeg bu dara amee comme ñoom dañoo ñeme te ragal buur, communication bi mooy fexe ba ne ñoom ñëpp la ñuy boole, ñoom ñëpp benn lañ. loolu il faut mu jeex fi. ku amul courage, keroog bi li am Ziguinchor amee ay nit taxaw def déclaration ñëpp gis ko ne ñun ñoo ko attaqué parce que duñu d'accord mu ñëw fi. nit bu ne société civile la bokk dem ci ëllëg sa émission ne ñoom ak ñoom la, ñoom ñëpp on les renvoie dos à dos. loolu ñàkk màndu weesuwul loolu. ñetteel bi, léeg-léeg ñu ne ñoom ñëpp dañoo yor seeni milice, ñoom ñëpp dañoo yor seeni nervi. loolu it ci ñàkk màndu la bokk. man de am naa sécurité, waaye sama sécurité du ko ñuy yebal ne ko demal fekk ñële dóor leen. sama sécurité pour aar ma man la, weesuwul loolu. la différence entre garde rapproché ak nervi mooy nervi da ngay recruter ay nit jox leen ay gànnaay ne leen dem leen tas mbootaay bële, dem leen taal kër jàmbur, dem leen songu manifestant yi. loolu ñun amuñu ko. ñun sécurité la ñu am. ñun la ñuy àndal fu ñu dem, bu loraange waree jógee fële tal suñu cas ñu fexe ba fenk ko. lu foofu la yem. kon lii ñuy essayer nërmal xelu sénégalais pour gëmloo ni ñun ñu ngi waajal, am nañu armée, yor nañu lii, nañ ko bàyyi. nañuy wax dëgg te yem ci. ku mënul wax dëgg nag na nga maanu. mu des nag lii nga xam ne initiative bi la, ñu ne charte la ñu bëgg a signé. may wax nii respecté naa trop ñi jël initiative bi trop sax. ndax mois de février dañu ñëwoon sama kër ma dalal leen, sama sëriñ Al Amin ak ñeneen ñi mu àndal yépp maa ngi leen di nuyu. bi ñu ñëwee maa leen dalal, mu fekk fa Bassirou Diomaye Faye ak maître Ciré Clédor Ly. dañ leen dégloo ba pare dama leen ni tànk yi ngeen di dox yéen ban garantie ngeen am ak ban gëdd ngeen am ci Macky Sall ba mu leer ni tey bu ngeen waxee ak moom dina leen may nopp. muy benn, ndax su dee ay xalif généraux ñuy wax ak moom dégluwu leen dina ma jaaxal trop mu déglu keneen. may leen ñaareel bi, est-ce que bu dee leer na leen ni Macky Sall moo nekkul ci dëgg
est-ce que am ngeen sañ-sañ taxaw publiquement ne Macky Sall nekkul ci dëgg? parce que loolu mooy ku bëgg a defar. buñ ma ne nag non comme président la ñun ci biir lañ ci rupp lañ koy wax déedéet, parce que opinion bi dafa soxla xam. opinion bi dafa soxla xam bu ngeen waxee ak moom ci suuf mu të bañ a bàyyi ndax di ngeen génn publiquement ne ah waa ji de moom moo nekkul ci yoon. muy ay laaj yu ma laajoon aw ma ci tontu waaye gis naa ni mu demee ñu nangul leen lool nag parce que keroog le 8 mars daanaka ñoom ak docteur Cheikh Tidiane Dièye ñoo yendu suba ba ngoon jot. préfet di woote tout le temps fa ngeen toll nañu def déclaration nañu woo xale ñu génn ñu dellu seen kër boobu waa ji mu woon ca rollal ba bés boobu ñu nangul leen ko kon ñooñu jox nañ leen cër. waaye la may laaj mooy diggante 8 mars ak léegi ñoom fan la ñu nekkoon ndax bañ a sowee Macky Sall ba mu dem toogaat teguñu ci 20 jours mu dem fii Diamniadio tëkkuñu ñun ñëpp ne li fi amoon dootu fi am dinañ gis man maay kan ñu ngi fi woon dégguma wax ji bëri ci. ba bi muy mujj déclaré barki démb ne moom mu ngi ak tous les pouvoirs pas pour defar réew mi de mais pour song ay adversaire politique am ci diggante bi bañ ñuy attaqué assemblée nationale attaqué ñu ñaari yoon Casamance fan la ñu ne woon parce que tam sooy def médiation mbir mi da nga koy topp ñaareel bi charte bi lan la mën a garantir loo xam ne constitution réew mi ak loi yi mënu koo régler parce que violence constitution bi da koo réglementé loi yi réglementé ko ñu am une justice pour régler ça wax dëgg yàlla ñaata plainte la ñu déposé après des violences justice bi faalewuñu ñaata plainte ñaata la ñu dugal ci tiroir yi tëj ko lànk ne duñ ci wax kooku nag su dee loolu mënuñu koo régler foofu nga foo ne ab charte boo xam ne amul benn force exécutoire mooy tënkul kenn foog nga ni charte boobu mën na régler problème ñetteel bi ñun duñu nangu ku ñu tëj en tout cas man du ma nangu ku ma tëj parce que signature dafa diis soo signé ba pare ki yor nguur gi moom lu ko neex mu def te kenn du ko wax dara mais yow bis boo yëngatoo ñu ne yaa signé woon bu daloon sa kaw sax nga yëngatu ñu ne yaa signé woon charte bi bu ñu wëlbatee élection yi nga jóg ne du fi amee ñu ne yaa signé woon loolu mooy danger bi nekk ci signature yooyu su dee ki lay signaloo amul benn jumtukaay benn kilifteef pour ñaar ñi muy signaloo mu mun leen tënk ci loolu ñu signé loolu mooy danger signature bi. ñetteel bi nee nañu charte la ñu bëgg mais charte am na ba pare nañu waxaat wax ji bu leen fàtte ni woote nañ fi ñaari yoon dialogue national ana dialogue national boobu keroog mois de mars ba ñuy waxtaan ak kilifa yi sëñ Bass Porokhane maa ngi koy nuyu di ko ziyaare ñëw ñu waxtaan sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wër yónni ko bi mu ñëwee ñu waxtaan dañoo déggoo ñu ne ko lépp dinañ ko teg ci suuf ndigal la mu ne sëriñ bi dafa ne lépp lu ngeen jàppoon na ngeen ko tënk ci kayit jox ma moom moo koy yéet Macky waaye daf leen ñaan ngeen teg ci suuf ñu teg ci suuf daal di bind suñu mémorandum jox ko mémorandum boobu yéen na ko Macky waaw juróom-ñeenti weer romb na fan la mémorandum bi toll parce que ci lañ ko ne woon ña boom xale yi il faut ñu jàpp leen def enquête jàpp leen juger leen tëj leen ci lañ ko ne woon ñi ci gaañu ak ñi nga xam ne seen bakkan rot na ci il faut nga indemniser leen nun de dajale nañ li ñu mënoon yëpp ay millions joxe sëñ Mountakha yëkkati na 50 millions joxe ana lu Macky Sall joxe ndàmpaay kan lañ ko jox ci xale yi parce que yëfu soxor ak fayantu rek moom loolu la xam
waa do kayit googu ñu ko joxoon ne ko ñetteelu mandat dafa war a jël engagement public ne loolu dootu ko fi tudd defe naa fukki poñ moo ci newoon loolu charte la fan la toll ñun signé nañ ko ba pare dem def suñu déclaration de Bignona M2D bind suñu charte bopp jël engagement à la non violence ba pare woo leen ñoom pour ñu jël même engagement bi boobu ba léegi attaque dóore saaga loolu lañ ci jël loolu lañ ci récolté lii mooy dëgg bi nañ ko wax. ñetteel bi mooy toujours ni ma ko waxee ñun jàpp nañ ni fi mu toll nii la mën a régler problème mu violence mooy réew mi dafa am ay loi am justice am administration ñiy def xam nañ leen na ñooñu ñëpp def seen liggéey violence jeex fi lu ko mooy nag ku nekk dina jël matuwaayam ba saa suñ la songee nga mën a aar sa bopp te loolu yàllaa ko njëkk a santaane. ma daaneel nag ci poñ bi ci li jëm ci wàllu justice ndax yéen ñëpp gis ngeen ni mouvement bu mag am na barki démb waaye li xew dafa wanewaat rek ni justice amul indépendance au Sénégal may masawu nag magistrat yu bëree bëri li ci ëpp nga xam ne ay gor lañu ay patriote lañu ñu jub lañu ñu gëm seen liggéey lañu waaye ñu leen di xeex di leen xoqatal ak di leen ber parce que suñuy nommé ci yenn poste yi dañuy dem seet lu gën a nooy ak lu ñu gën a mën a manipuler moom la ñuy dem jëli ku ci am dignité am am personnalité am ñu jàpp la sànni la fële ci xaj loolu mooy li fi xew li ko andi nag mooy président de la république ak ministre de la justice waruñoo siéger ci haut conseil de la magistrature loolu xewi na fépp munoo am séparation des pouvoirs ci cadre boobu te tontu bu ministre bi tontu kenn ci juge yi ko ne lii nga def du yoon am courage bi wax ko fa mu ko war a waxee ci kanamu président mooy dañoo soxla foofu ay magistrats ay juges d'expérience loolu wane na ni c'est l'exécutif qui choisit ses juges ku la ëmbal nag wala ku la abal ay gët fi mu bëgg nga xool ngay xool looloo fi am kon bu ñu kenn wax indépendance de la magistrature loolu amut. ñaareel bi mooy ñi ñu tànn ñëpp man annoncé woon naa ko bu yàgg su ngeen demee sama post bi ma def sama page Facebook le 14 juillet laa leen ne woon kii ñuy wax Amady Diouf la ñuy yóbbu procureur loolu tax dossier 94 milliards yi nga xam ne mi ngi woon ci kaw taabalam mu gaawantu def ko classement sans suite ci loo xam ne du dëgg ndax ba mu koy def boobu jamono chambre civile tribunal hors classe de Dakar jël na décision ba dëggal ma ba ne nañu delloo famille Thiandoum intégralité titre bi loolu nag suñ ko waxee mooy 94 milliards yi ñu jox jàmbur xaalis bu ñu sàcc la xaalisu réew mi la bu ñu jox ay nit ci loo xam ne moomuñu ko ab juge ni muy gisee loolu nekk chambre d'accusation gaawantu ne maa ngi koy classé sans suite te lan la wax li tax mu classé ko sans suite weddiwul ni càcc gi am na de mais nee na ki yooxu wëpp sàcc yi du moom moo war a yooxu wëpp sàcc yi masalan sàcc dugg na cib kër dajji ko parfor bàyyi ji di daw doom ji gis ko ne wëpp sàcc yi gars yi ne non du doom jee war a wax bàyyi jee war a wax loolu ab magistrat dina ko wax léegi nag tey yóbbu nañ ko procureur dina fa fekk rapport OFNAC ndax OFNAC def na rapport am déposé ko octobre 2019 ne Ousmane Sonko li mu wax yépp dëgg la te maa ngi demandé le parquet mu ubbi ay une instruction judiciaire contre ñii nga xam ne ay escrocs lañu Serigne Bassirou koy teg ci tànkam kooku moom histoire dina retenir ni musiba magistrature weesuwul kooku te nag dafa yàgg a yóoxu moom sëñ Bassirou Gueye ne Ousmane Sonko
dinaa ko tëj fu ne mu wax ko en boo xam te mosuma koo gis xanaa ci télé lu ne mu wax ko menacé na ma fii ci ay conférence de presse dem na ba ma fi de te yéene néeg la te keroog bi mu amee dossier ñu ne ko dossier Ousmane Sonko la ñemewu ko woowu ma jàkkaarloo man lu dul dem jël ndeysaan dem si yàlla Samba Sall transféré ko dossier bi lan moo ko teewoon yor na dossier yor na PV d'enquête yor na lan moo ko teewoon mu woo ma dafa daw parce que ci complot bi la bokk léegi nag dem na palais dina fa fekk soo maître est complot ñu ànd di complot kon kii mënul nekk procureur buy régler problème bi Macky Sall juróom-ñeenti weer yépp da doon ut lu mel ni ñi mu fi bëgg a jëlee wala lu leen yées parce que yàgg naa ko wax lii di poste procureur lii poste doyen juge cour suprême chambre d'accusation conseil constitutionnel moom loolu mooy magistrature am de na fexe ba téye loolu rek kon maa ngi wax askan bi yëpp nañ ko saytu ba xam ndax rapport bi OFNAC def teg ko ci table am ne sàcc nañu ay milliards alal réew mi rapport boobu dina ko génne gannaaw moom ci boppam bi mu demee ci beneen juridiction ne sàcc amul est-ce que dina ko ñeme. ñaareel bi mooy ki ñuy wax Omar Maham Diallo kooku nag moom li xew démb ak tey doy na waar ndax koo xam ne yow juge nga dossier am boo xam ne attewuñu ko nga dem jël ay article partagé ko sa page Facebook article yoo xam ne day chargé Ousmane Sonko day wax lu bon ci Ousmane Sonko day accuser Ousmane Sonko tey ñu ne yow yaa war a jël dossier boobu est-ce que xel mun na nangu loolu diggante démb ak tey njëkk naa effacé waaye léegi tëj na page ba sax kooku mënul présenter garantie impartialité te looloo tax ñu tànn ko nag boobu ba léegi ñu ngi tànn juge d'instruction bi premier cabinet ci ñaar la woon kenn ki ñuy wax cuun moo téye sama demande de levée de li ñuy wax tudd affaire bi contrôle judiciaire ay weeri weer ñemewu ci tontu di mbokk géwélu Macky Sall dëkk même village bi mois de juin mu demoon teere ju Macky Sall Fouta ak kii nii ñu jël moom it di waa Ciloñ ak Diouf mii nga xam ne waa Fatick la yéen def leen le lien lépp rek pour yeggali liggéey boo xam ne ñoom xam nañu du mus a yegg loolu moo fi am kon lii mooy justice su Sénégal suñ ma nee nag diw il est intègre mais il est faible loolu la ñuy wax ci benn ci juge d'instruction bi intégrité ak faiblesse àndul un homme intègre n'est jamais faible parce qu'on tire sa force de son intégrité bu la leeree ni amoo dara looy ragal sàccoo fenoo jëlooloo moomut man gis ma looy ragal loolu mënul ne kon lii laa bëggoon wax ci lu mujj naa gudd sax di wax nag ni ñun page bi tourné nañ ko parce que divertissement la tourné naa ko li ma ci waroon wax naa ko samay position ku ci ànd wasalaam ku ci àndul respecté naa sa avis parce que loolu mooy démocratie